billahi min asheytaani irajim bisimillahi irrahmani irrahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. ñoo ngi fii tey ci Thiès ànd ak fédération des boulangers de Thiès ci njiital la président Papa Diop ak mboolem région bi boulanger yi nekk ci région de Thiès yëpp teew nañ fi ngir waxtaane mbir mi nga xamante ni dañ ko bokk ca muy li jëm ci wàllu sunu liggéey ak sunu digganteeg waa réew mi. la ca dolli ko ñu ngi sant di jaajëfal mbooleem képp koo xamante nii yaa ngi yëngu ci wàllu boulangerie ca nekk ci Thiès ak ca li ko wër ca tey ji ba nu wootee nga wuy si lépp lu nu nekk ñu ànd ko yéen ñu ngi leen di jaajëfal ci turu président Papa Diop ca di leen gërëm di leen ñaanal yàlla sama borom nu ci ndam. mu mel ni kon tey jii li ñu fi boole tey mu di conférence de presse bii ñuy def ki nga xamante ni mooy njëkk a jël kàddu moo di monsieur Ousmane Gningue di ko xamante ni membre la ci biir fédération bi ngànk ci lu bare di ko doxal na mu waree. bu paree moom mooy def discours bi ci français bu paree ñu jox ku ñuy wax monsieur Mor Gaye moom ma nga nekk ba Ngaye chargé de la communication ci wàllu fédération bi moom it di ko doxal na mu waree. su paree nag ñu ñaan tëj bàyyi président kàddu gi mu jaajëfal mbooloo mi jaajëfal journaliste yi ñu ngi sant mboolem képp ku fi teew wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala. Mor Gaye chargé de la communication regroupement des boulangers de Thiès. ginnaaw bu ñu leen nuyoo yéen ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant ñu ngi leen di jaajëfal mbooloo mi di wax suñu jotaayu tey bii li ko sabab mooy bi ñuy jub mois de Ramadan bi suñu secteur bi dafa amoon ay jaxasoo ñu oote woon fii waxtaan ba gis ni dañu war a mën a taxaw def arrêt production bi ñu taxawee def arrêt production ministre bi daal di ñuy woo parce que 72 heures la ñu waxoon moom la ñuy taxaw ñu taxaw 24 heures ministre bi wooñu muy premier ministre Boun Abdallah Dionne daal di waxtaan ak ñun ndax ñun suñu secteur dañ ko libéraliser woon mu ni léegi dafa bëgg ñu organiser wu daal di jógee ci tànk yi nekkoon def ay assises yu wóor pour régler problème mu secteur bi mu ñu waxee loolu ñu am satisfaction ndax mosuñu am lu mel noonu et puis c'est la première fois depuis bi ñu duggee ci métier mi ba léegi wala bi ñu ko xamee ba tey ñu ngi ciy soog a am acte bu mel noonu ñu kontaan ci torop rafetlu ko daal di delluwaat ci boulangerie yi commencé waat liggéey mu ñaanal ñu diirub ñaari weer pour boole ñu ak ministre du commerce moom mu jël ay ndawam ay directeur du commerce ak ñoom ñëpp ak meunier yi ñu def réglementation maanaam li ñu saytuwaat secteur bi pour teg ko ci yoon lépp loo xam ne sooxe woon na ci ñu jàllale ko teg ko ci yoon ñun boulanger ñu daal di gisee lever mot d'ordre bi daal di toog waxtaan ak ñoom ci biir weeru koor gi defe naa bàyyi nañu suñuy liggéey ci weeru koor gi fukki réunion ak juróom-benn am nañ ko te li gën a tax ñu def ko mooy pour bëgg a sauver situation bi parce que ñëpp dañu yaakaaroon ni weeru koor gi moo tax ñuy profité fekk ñun dañu sonn bi ñu gisee liggéey nañ ci ñi nekk ci commission pain ñu waxtaan ci ba xam ne mburu na lii la war a jar farine ak yi ñuy jël yëpp ak gasoil bi ñu xam ni mburu ñun bi ñu defee suñu liggéey ñun boulanger ñu ngi gis ni foog ñu dem ci grammage pour suñu problème mën a régler maanaam ñu def ko prix au gramme bu nekk ñu wax li muy jar ñu ngi koy calculer nga xam ne ñun ça la pas pour dañuy yokk mburu mais dañuy def mburu bu 2 grammes sax bu ñu ko permettre mën nañ ko liggéey ba nombre de grammes mais ñun dañu gisoon ni gramme bu nekk dërëm ak lu topp la war a mën jar ñoom commission yi ñu booleel ñu doon ay techniciens yu xarañ di am yu bëri charge yoo xam ne boulanger yi ñu ngi koy yanu ñu di ko teggi ba gis ni 0,95 moom la war a jar ñun loolu sax amuñu ci satisfaction mais am na benn pas boo xam ne jéego boo xam ni état bi def na ko ci kàddu yu ñu dénk ñu rafetlu ko torop suñu njiit daal di waxtaan ak ñun muy le président Gaye ñu daal di bàyyi ni kon nañ jël loolu ministre bi daal di ñuy convoqué réunion ñu dem wuyu ji ko ñun ak ñi nekkoon ci commission yi biñ demee ponk yi ñu waxtaane woon dañ ci am déception parce que réglementation bi leen ñor validé nañ ko ñun ànd nañ ci prix farine bi ñoom validé nañ ko ñun ànd nañ ci mais moom li mu nanguwul validé mooy prix au gramme bi ñu am ñun daf ñu wax nañ delluwaat travail waat ci terrain bi te ñun loolu doonut lu ñuy mën li ñu mën mooy liggéey nañ mu boole ñu ak ay experts ñu dem ba am consensus que ni ñun kat lii moom la mburu war a jar te Boun Abdallah Dionne moom dafa jëloon engagement ni bu ñu liggéeyee ba mu wér ni mburu li ñu koy jaay du njëgam bu doon téeméeri dërëm bu ñu ñëwee dinañ jàkkaarloo ak presse bi ñoom gouvernement bi assumer seen responsabilité wax ni mburu nangam lay jar
ñu rafetlu ko lool ginnaaw nag ñun loolu gisuñu ko xaar nañ ñaari weer yoo xam ni dañ ci subir ay yu metti lañ ci jël parce que ay bor fii ñun ñëpp dañu fees dell ak ay bor banques yi wóolootuñu te ñu ngi topp amel nañ leen xaalis meunier yi li ñu leen amel ci xaalis mu ñu leen ko fay te démb gis ngeen lu matul ñeenti fan gasoil bi yokkuwaat na te bi ñuy def liggéey boobu gasoil bi yokkuwul woon charge yooyu yëpp di aju ci ñun te dafa am point gasoil bi lu ñu ci bëgg a leeral loo xam ni dafa population bi ñu bari ñun gasoil transporteurs yi ñoo leen ci man ndax boulangerie machine bi nga xam ne mooy liggéey mburu gasoil lay jël lu mu néew di nga jënd 50 000 à 75 000 par jour bu sa production tuutee bu dee production bu mag da ngay liggéey ay da ngay jënd ay plus de 100 000 francs coût yooyu yëpp wéeru ci suñu kaw ñun nag décision bi ñu jël fi mu ne nii mooy mënatuñ dem te ku mënta dem da ngay taxaw te comme nii la demee te waxtaanoon nañ ba amoon yaakaar lool te mujjul saafarawu dañuy yëglu ci kilifa yi wax ni réagir leen su fekkee gisuñu réaction fii ak ay fan yu néew dañu évaluer suñu situation ji ma am beneen taxawaay bu ëpp doole bii parce que bii pas il est temps ñu yëglu ndax yëguñu sax ndagam est-ce que président de la république mi ngi yëg suñu tawati suñ ko communiqué nag nii mu yëg ko te saafarawul ci délai bu gaaw incha allah ñun dinañ teg yeneen acte yoo xam ni moo gën a kawe li ci des ñu ngi koy bàyyi ak président par xam nga taxaw moom muy arrêt production gënulul benn boulangerie parce que lu mu métti am nga ay charge mais yaakaar naa bu ñu taxawee charge yooyu am na ñu ko ëppale mooy ñeneen ñi seqal liggéey bi te dañu gis ni ñooñu même si xeex bi dañ si war a jàpp te jàppuñ si deuxièmement mooy ni ñu war a def it xëy na loolu mënuñu toog fi wax ko mais li wér te wóor mooy li nga xam ne mooy si liggéey bi ñu nekk ne xam def nañ ko ba pare te gis nañu ni dafa mel ni daal dañ ko soofantal dañu jàpp ni parce que ñun amoon nañu programme pour dem si kilifa yi mais dafa jàmp mais du ñàkk bu ñu paree si lii dinañuy dem si kilifa yi waxtaan ak ñoom jël dossier bi jox leen ko ñu càmbar ko bu ñu gisee nag foofu mënuñu fa am dara loo xam ne daal mën na jëmale boulangerie kanam xëy na boobaa ñun dañoo ñu dajawaat suñu biir xool ban stratégie li ñuy defaat pour mën a jëm si kanam daal ak luy sooy suñu liggéey daal. mooy waxtaan bi rek donc comme ñun gis nañ ni waxtaan nañu ak ñoom ñu ñaan ñu ni def leen def benn liggéey te liggéey boobu def nañ ko ba mu leer donc du ñun ñoo trouvé 0,95 ñoom ñoo ko trouvé comme ñoom ñoo ko trouvé nañu ko appliqué bu ñu ko mënul appliqué donc ñu baissé farine bi bu baax ñu xool njëgu mburu bi li mu tolloo ñu baissé farine bi ba mu toll noonu te jàpp mu ngi dolloog fanweer ak juróom-benn ak benn fistine 181 francs donc tey boo ko doon xayma loolu la war a toll ñun bi ñu calculé ñun ñu ngi gisoon 220 francs boo ko doon calculé si xayma si mburu bi ñuy dem après ñoom ñu duggaat si terrain bi def ay enquête ñëw génn nañu ay assurance yeneen ak yeneen ay bagages yu bëri ba ni daal lii mënut a ñàkk ba ñuy génn bon bi ñu agsee foofu ñoom kon donc dañuy gis 0,95 après bon ak ni situation yi demee ñu ni garaawul donc nañu jàppale ñu suñu réew ñu accepter ñoom la ñuy wax mais lan mooy problème ba tax ñoom loolu ñu gis ñoom ñu mun ko appliquer loolu mooy suñu problème quoi donc mais pour premier pas bi si njëkk moom mooy donc ñu yëg li ñu def population bi ak consommateurs yi yëg ni lii ak lii def nañu ko donc bu ko population bi yëgee ak consommateur bi nga xam ne moom mooy consommer mburu mi yëg ko boobaa dina xam ne ñun kat defuñu dara bu ñu xëyee amuñu mburu dañu xam kan mooy yore responsabilité boobu mais non ñoom dañ prix dañ ko homologué comme ni ñu homologué mburu bi ñoom tey xëy na prix concurrence peut-être mais prix bi nga xam ni mooy prix sac à 18 000 francs dañ ko homologué donc ni ñu homologué tey li tënk mburu moo tënk farine ba mënu yokk donc xëy na nag guerre bay am seen biir bu am si boulanger même chose la rek mais tey prix bi nga xam ne ñoom accepté nañ leen ko muy tey mooy boo delluwaate si ginnaaw parce que ñu bëri dañuy wax si tey rek mais si ginnaaw dafa am lu xewoon mais prix bi nga xam ne tey moom lañ homologué 18 000 bañ ko homologué prix pain bi 190 grammes bi 150 francs ku ne xamoon na ni baaxul effectivement li tax ñu doon baaxul ñoom seen bopp muy état bi mu duggee terrain bi ba def ay enquête moom moo gis 0,95 kon xamoon na ni kon li ñu ko doon wax dëgg la mais lan moo tax mënul app non c'est ça moom lañ la wax moom lañ la expliqué sànq yi dama yaakaar ni question bi da nga ko déggul bu baax dama ni dañu dem xool ñu jël si baasu 7 sacs parce que ñun baasu 5 sacs la ñu amoon bi ñu liggéey bi ñun ñoo ko doon liggéey ñun kese dañu àndan ak consommateurs yi ànd ak meunier yi ànd ak état bi ak ay arbitres yoo xam ni tey jii ñoom ay médiateurs la ñoo fa nekkoon
kenn ku ne ñu def ko ay commission ñi dem wàllu farine ñi dem wàllu structure du pain bi ñu demee ba foofu dañu jël baasu 5 sacs ñoom ñu ne non baasu 5 sacs duñ ko jël dañu jël baasu 7 sacs ñu jël baasu 7 sacs ok ñu ni 7 sacs saaku bu ne ñaata lay jar produit yi ñaata lay jar levure ñaata lay jar gasoil ñaata lay jar maanaam li nga xam ne tey boo ko defaroon ba mooy defar mburu ba mburu pare lii lay jar ñun bi ñu xoolee ñun suñu liggéey bopp ñun ñu ngi doon défendre suñu bopp parce que xamoon nañ charge ci biir ñun ñu ngi taxaw woon lañ la wax ñun 1 gramme bu tegal fisine mais 1 gramme boobu laa la wax 1 gramme boobu ñoom dañ ko bañ ñoom ñu ne ah yéen kat lii ngeen dugal il faut ñu génne ko lii ngeen dugal il faut ngeen génne ko génne ba amatul lenn loo xam ne génne nañ ko mu taxaw leen prix kon donc 0,95 ah bon ñun ñu xool suñu biir bi ñu xoolee si suñu biir ñu ne ah comme ñun bon donc président de la république wax dëgg yàlla bëgg na jëmale réew mi kanam ah léegi nañ ko si jàppale quelque temps peut-être mu xool suñu situation peut-être mais si loolu moom laay la wax ni 0,95 boobu moom lañ nangul appliqué ñun suñu bas ñun dàq nañ ko mais ñoom bi ñu teg lañ nangul appliqué loolu mooy loolu laa la wax mais si base su 10 sacs yi même bu ñu si demoon mburu mënu la même boo demoon jëloon base 10 sacs ñoom yi ñuy wax yaa may dégg mënu la passé 0,95 bi mënu ko passé tey depuis 94 la ñu jëloon si base 10 sacs mais ñaata boulangerie ñoo nekkaat si ñoo ibboit si boobu ak léegi te jamono yi ñu koy wax boobu boulangerie mu ngi toll si 600 boulangerie actuel tey boulangerie ñu ngi toll si 1800 boulangerie mais noo mën a imaginer nga jël au moins que dañu waroon wàcc ba 5 sacs 4 sacs mais ñun d'accord nañ sax même 7 sacs ñoom ñu proposé ñu gis lu ñu gis mais pourquoi pas mënuñu accepter loolu et puis lan mooy problème bi ñun gisuñu loolu ñoo ko gis mais nañ ko valider c'est simple c'est ça. effectivement waaw c'est une bonne question léegi loolu ñun Sénégal yëpp ñoo koy dundandoo même problème bi la parce que xam nga boulangerie même ni ñu amee distance noonu la problème noonu la quantité transport yeeg yëpp amee différence léegi lii maanaam dañu ni kenn ku ne na dem waxtaan ak say waa gox muy consommateurs yi nga xam ne ñoo nekk ci région yi parce que boo fàttalikoo ci vendredi bee passé fédération nationale des boulangers du Sénégal génn nañ def benn conférence de presse wax ci problème yi du ñoom ñoo ci njëkk a wax léegi nag ñun dañu nekk ay membres yoo xam ne aussi ñoom it tafu ci ñoom dañ leen dooleel may leen doole parce que ginnaaw yàlla bu ñu leen gungee ñu ñeme li ci des bon xam nga question bi xam naa xaw naa ko fàtte tuuti par rapport ak ndax ñu ngi ko doon dund ba na tundem voilà dafa gën a pur parce que tey jii ñu bëri doon nañ sax mën a jël bukki su la bukki li ñuy xay wax ci olof xam nga jël bukki su la bukki mais léegi da nga amatul fooy jëlee bukki bay suul bukki xam nga ko mënatul am bukki ma mënatoo jël bukki su la bukki bu njëkk daan nga jël bukki su la bukki léegi nag li gën a pur mooy amatuñ bukki bu ñu suul deuxièmement mooy mais te ñun bi ñuy calculer prix bi comme ni la ko sama naataango bi waxee léegi gasoil ñëw na yokkaat suñ kaw su ma la wanee léegi sama appareil am na koo xam ne mu ngi am facture 1 million et quelque boo xam ni ci courant la te kenn xamul moom mënul comprendre lan la demee te parce que du loolu la war a xëy na loolu sax mën a nekk ay erreur de kii ak yooyu sax mënuñ ci xëy na baajow mais di la wax ne rek bon ay problèmes yu bëri yoo xam ni gën na si yokku donc tey la ñu banques yi gën sonal parce que tey ku ne xam na ni banque tey jii boo demee nga am benn retard mois deux mois nga am retard mais ku ne xam na ni pénalité bi day gën di grave day gën di yokku donc nga gis ni même borom farine bi la doon jox farine mënatu la jox farine léegi nooy def jënd jour au jour mooy bukki bi ma la wax léegi amatoo bukki foo jëm da ngay mujj taxaw léegi nag ñun dañuy waxuñu ay grève ak yooyu mais ku mënatul dem faaw nga taxaw seulement damay bañ ñu utiliser mot grève bi ñun bëgguñu grève mais dañu mënatul dem loolu mooy si sama tontu si question boobu. non taxut journée sans pain parce que même ñu ngi jéem benn affaire pour def service minimum mais dañu jàpp ne même service minimum am na si ñoo xam ne si na mënuñ ko sax parce que amatul lu ñu jënd farine mais suñu njiit yi dañu xalaatoon ni comme ñu ne consommateur ay mbokk lañ nañ leen jéem a dimbali def service minimum bañ a livrer bu ko defee ñu jël mburu mi dem ñu jënd ko si de boulangerie du moins xëy na boobu benn charge transport ak yenn gasoil dina la wàcc mais bi ñu defee constat bi dañu gis ne sam na boulanger wax mënuñ loolu mais ñu obligé ñu ne mais kon nañ comme solidarité moo mën a am nañ taxaw rek taxaw gi nag moom ku mënatul dem da ngay taxaw loolu de moo fi nekk. effectivement boulangerie ni ñuy béy
tey su fekkee may naa leen ngeen def enquête boulangerie yi tëj moo ëpp yi tijji. non actuellement mi ngi woon 120 et quelques actuellement tey jii 5 dooleeku na su ma jumul mais li tëj nii li tëj Thiès commune mais li tëj nii ëpp na mën naa la wax 15 wala 20 boulangeries li fi tëj si moment durée 2 mois am na ñoo xam dañu woon Korité moo leen bàyyi ba Korité jeexee la ñu tëj parce que jàppoon nañu Korité bi mën nañ ci génn mais ba Korité bi jeexee la ñu tëj seen i porte ki nga xam nag peut-être dafa jege si kaw di muur wala dara bon xamagul situation yi ñuy dund mais kooku c'est normal mu ibbi parce que xamagul lan la secteur bi di dund mais man mi nga xam ne tey man depuis 20 ans et quelques wala 25 ans maa ngi si métier bi xalaatuma ibbi four xanaa kay may jaay su ma gisoon bi yéen journaliste ku si soxla four ma jaay la four pour débrancher wu c'est ça